mbokk yi xarit yi dégg ngeen kàddu yi nga xamante ni monsieur le président Omar Ka moom la wax waaye li ñuy faral di wax rek saa su nekk tey dëkk bu demee ba ndaw yi fa dëkk amatuñu yaakaar ne ñoom seen bopp mën nañ tekkee seen dëkk yaa problème te ñëpp xam nañ actuellement ni képp koo xamante ni ndaw nga dëkk ci biir Sénégal amatoo espoir ne fii nga dëkk mën nga fi tekki parce que bu ñu xoolee problème yi nga xamante ni moo nekk ci Sénégal day toujours day répété wu mu nekk loo xamante ni lu doy waar la. tey mënoo fi toog du ñu waxtaan ci tey ci ndaw yi ndaxte tey mën nañu wax ni mag ñi seen wàll dem na ba pare tey bu ñuy dégg ngay wax kàddu yi li ñu dégg nga wax fi yëpp ay jafe-jafe la tey ndaw yi ñoom fan lañu war a taxawee parce que tey am na yoo xam loo xamante ne ndaw bu koy dégg moom danaan man amatuma espoir fi ma dëkk. tey mouvement bi ñoom lan la ñuy préparer pour ndaw yi. Pour les jeunes bon si sa question bi dama ne comme li nga expliqué léegi man damay ne les jeunes bu ñu mës a xàddi bu ñu mës a découragé ci seen vie su mbir amee nañu jóg affronter loolu psychologiquement. ou bien neneen nit du découragé ci vie am problème yi bëri na mais aussi bu ñu basé wu rekk ci état bu ñu xaar état te bu ñu découragé ci seen vie loolu vraiment laay xelal la jeunesse te bëgg naa aussi ñun ci li ñuy xeex nii lu ci gën a bëri pour ñoom la parce que sànq ñu ngi doon di def ci benn rencontre maa ngi naan ay jeunes seen wàllu papa seen wàllu yaay passé na léegi yéen a ci des li ñuy xeex ñun jeunes yooyu ñoom lañ koy xeexal parce que tey Kër Massar amul stade te am nañu ci benn lotissement ci biir Kër Massar jox nañ ñu foofu un terrain multifonctionnel te terrain multifonctionnel boobu ñu ngi koy jaay di ko dagg ay parcelles télé laay waxee mën naa leen yóbbu ba foofu et puis j'ai tous les preuves ak man lépp la ñu jaay ay juma ay terrain yu jeunes yi waroon a épanouir ak leneen donc il est temps que waa Kër Massar man de dama ne li ma xam duma ko noppi parce que su ma noppee damay nekk complice duma complice moo tax may génn di wax ci biir conseil municipal bi man dama wax ba ñu naan ma xanaa yow doo noppi parce que li ma doon wax li ma doon kaas li ma doon wax ñoom conseil municipal bi tey gis nañ ko ñoom ñëpp gis nañu loolu ñoom ñëpp bàyyi nañu la maire ñu ci bëri bokk bàyyi nañ ko parce que gis nañu li ma leen doon wax. mais bu ñu ñëwaatee sax ba ci problème femmes yi les femmes gis nañu ñoom aussi tamit biir Kër Massar yàggul dara def nañ benn reportage mais ñoom gis nañu aussi tamit dañu bëri ay jafe-jafe yoo xam te ne am nañ ko fii ci biir Kër Massar. waaw dinañ am ay jafe-jafe bon damay rendre hommage femmes yi parce que soo demee ci dans les marchés ou bien ci kaw tëli yi ñoom rek ngay gis ñuy def commerce c'est parce que seen loxo jotul seen ginnaaw ou bien seeni jëkkër ou bien seeni doom seen loxo jotul seen ginnaaw vraiment di leen encourager ne leen lu metti yàggul ñu muñ ni ñu leen di déplacer di leen toroxal ci marché yi di
boo di tuur seeni njaay di ko ramasse vraiment dama leen di ne ñu muñ. mais est-ce que tamit loolu tamit foofu duñ fa taxaw tuuti parce que gis nañ tey Sénégal ak lu ñu nekk ci jafe-jafe mais n'importe qui day ñëw lal taabalam n'importe où taxaw ne damay daan sama doole est-ce que tamit dëkk bu ñu ko bëggee defar est-ce que tamit ci conditions yi lañ koy defaree. non c'est parce que le maire en personne moo jëlul ay responsabilités am na ay espace daf ko war a lijjanti pour commerçant yi pour que mu recaser leen foofu mais ñëw rek dóor leen tas seen njaay tas ba te loolu président est-ce que loolu la ko wax non non nit ki kooku sénégalais la comme yow li muy jaay dafay jaay pour dem dundali njabootam man d'accorduma ak anarchie mais nag nga organiser commerçant yi si station Kër Massar tey soo fa demee sa xol day jeex embouteillage bi nit ñi mbëkkante bi band yi xam nga sàcckatu des portables yi tem ñu tafu la donc anarchie bi nekk foofu mais moom il est là mu croiser les bras di seetaan mais c'est extraordinaire hein. en plus moom benn point boo xamante ni moom xam naa du ñu wax bu jóge fi te duñ ko laal muy problème sécurité Kër Massar tey ana yan ban solution nga gis ni actuellement nii moo mën a régler problème parce que tey agression yi ñu doon dégg yëpp pratiquement léegi biir Kër Massar presque mën nañu wax ni fi la ëppee léegi. bon mooy rek li may wax Kër Massar est peuplé surpeuplé même c'est parce que tout ce qui est habité Thiaroye Pikine Guédiawaye ñoom ñëpp fii la ñu dëkk si léegi moo tax Kër Massar bande yi nekkoon fële lii ñun Kër Massar mosuñu koo xam mais lépp rek man dama koy teg ci ndoddu maire Moustapha Mbengue parce que gis nga croisement bi nii ni mu mel nii da ngay favoriser délinquance bi da ngay favoriser insécurité bi agression bi lépp da nga koy favoriser bon ñun nag li ñuy demander état mooy caserne parce que brigade bi c'est un petit brigade am na ci biir Parcelles Assainies am na benn espace boo xam ne duñ ko réserver pour la gendarmerie lañ ko réserver foofu mën na nekk caserne kese moo ñu mën a dimbali ak problème mu éclairage public foo dugg ci Kër Massar amul lampe foo dugg ci Kër Massar amul lampe man jéemoon naa dimbali waa Daaru Miset defal leen ay lampe mais du ñuy jékki-jékki lampe yi di coupé fekk ñoom ñu ne comme Omar Ka moo dimbali ñële ay lampe nit ñi loolu day gën a favoriser politique am bon nag nañ ñoom daal ñoo saboté affaire yi ba nii ci Daaru Miset bi lampe yaa ngi presque tàqatul te dama fa dugal xaalis pour dimbali leen du woon sax affaire politique comprendre nga mais nii presque dara tàqatu fa duñ ko saboté nañ ko bon. mais tey bu ñu ñëwee nag ci mouvement sàmm suñu moomeel bon yaa ngi koy wax léegi sa biir wax ne bëri na ay partis politiques yi nga xamante ni ñi ngi ci yaa ngi préparé li nga xamante ne moom mooy élection municipale yi est-ce que tey parti politique yooyu yëpp nekk ci biir mouvement bi est-ce que dañoo pare pour accompagner ci élection municipale yi. bon ñun suñu mouvement bi duñoo toog réunion
bi ñu toogee réunion parce que on est des démocrates mouvement bee ma jiital man tànnuma sama bopp mais mouvement bee ma jiital ñu ne doy nga ñu pour que nga représenter ñu ci élection mairie yii di ñëw nga représenter mouvement bi te di leen ci remercier aussi ci liñ ma tànn di leen ci encourager aussi parce que ku nekk ci ñoom mënoon na ko nekk ku nekk ci ñoom dafa bàyyi dara moo tax ñu jiital ma mais ku nekk ci ñoom mënoon na toog tey fi ma toog parce que ñoom ñëpp ay responsable politique lañu ñii ay coordonnateur lañu ñii ay secrétaire ñii ay conseiller ñii ay présidente de groupement ñii ay président association ou bien ASC am aussi ay des jeunes yu takku vraiment di leen remercier si liñ ma jiital fii si biir Kër Massar. am lenn loo xamante ne dañ ko seetlu Sénégal pratiquement bu ñu xoolee mouvement yi am Sénégal yëpp si tas lay mujj parce que boo xoolee ku ci dem ba gisatoo sa intérêt rek pratiquement da ngay sànni xeer génn. est-ce que ñu mujjee dem du ñu mujjee tas comme yeneen parti comme yeneen mouvement yi. bon sëñ bi nee naa la fii affaire Kër Massar la du affaire parti politique fii d'accord nit si parti biñ ko xamee mën nañ ko tuddee parti boobu mais nag élection locale du élection parti élection mairie du élection parti du élection parti politique élection mairie nit ki moom la ñuy doyloo jiital ko comprendre nga fi may waxee donc noonu la fa demee. donc noonu la fa demee xam naa li ñu am ci waxtu bëreegul léegi tey est-ce que mën nga wax internet yu lay seetaan di leen fàttali rek yéen a ngi seen émission taxaw seetlu tey ñu ngi ci Parcelles Unité 14 ñoo sees si ki nga xamante ne moom mooy le président sàmm suñu moomeel muy Omar Ka tey waa Kër Massar lan lañ mën a xaar ci comme bu ñu déggee ngay wax nii ak jafe-jafe yi nga wax yëpp biir Kër Massar tey lan lañ mën a xaar ci en tant que président sàmm suñu moomeel lan lañ mën a xaar ci waa Kër Massar. bon avant may di dugg foofu dafa am lu ma bëgg leeralal tuuti askan wi ci mairie bi ñu ngi joxe bon nit ki su bëggee dama bëgg leeral tuuti yee tuuti askan wi soo bëggee tabax kër damay wax ci autorisation de construire yi quoi parce que li ñu constaté mooy am na ay nit ñoo xam ne ñu ngi déposer ci mairie bi ay autorisation de construire te autorisation de construire texte yi li ñu wax dafa leer nañ il te faut un plan cadastral loolu la texte yi wax soo bëggee tabax sa kër il te faut un plan cadastral te un quartier irrégulier est-ce que mën nga am plan cadastral un quartier irrégulier mënoo am plan cadastral bon nag waay ñi dëkk ci quartier flottant yi su nit ñëwee ne leen da ngeen a war a fay autorisation de construire mais su ngeen ko fayee waay leen jox autorisation de construire mais bu mu leen jox reçu parce que loolu dama koy tuddee escroquerie y a des gens yu nekk ci mairie bi yuy escroquer population bi loolu man maa ko wax. man su ma jàppee tuuti balaa nga eggali tey est-ce que yow le maire Moustapha Mbengue yow da nga jàpp ni amul dara lu baax loo xam ne def na ko Kër Massar. non xam nga man duma nulis
man duma nulliste comprendre nga fi may waxee mais sa lu bon su ëppee mais day muur sa lu baax loolu dootul feeñ dama ne ñii di escroquer population bi nekk ci mairie bi ñooñu laa ne nañu bàyyi escroquer population bi ou bien dinaa leen yóbbu ci yoon parce que am naa ay documents yoo xam ne ay nit déposé ay autorisation de construire ñu leen di bindal ay reçu de dépôt te duñ leen jox autorisation de construire te leur demande moo doon ñu jox leen autorisation de construire combien de milliers. mais est-ce que jotul kon ñooñu ñu dénoncé leen pour loolu mën a arrêté. ma ne nii dénoncé naa leen te dama leen di yóbbu ci yoon ñun suñu mouvement bi dina leen yóbbu ci yoon parce que on a des documents s'ils veulent s'enrichir nañu yem ci seen salaire. c'est benn complexe islamique bu état bi maye woon tey benn sëriñ mu ngi fa nekk di ko lotissé maa ngi koy wax ci télé bi waa Kër Massar ñu ne foofu complexe la du ay terrain yu ñuy jaay complexe islamique la complexe boobu dem nañ fa gis nañu ne dagg nañ ko ay parcelles képp kuñ fa jaay nag ñun dinañu jóg dindi loolu foofu complexe islamique la loolu la ñu bind ci document yi état moo ñu ko jox lépp lu ñuy xeex daal ñun dañ ko xeex mouvement bi dafa jóg ngir xeex c'est pas mairie bi rek mais xeex pour lépp loo xam ne askan wee ko moom mu jël ko xeex ko récupérer ko delloo ko askan wi si lu jub. kon mbokk yi xarit dégg ngeen li nga xamante ni lépp loo xamante ni ñoom mouvement bi loo xamante ni intérêt askan bi rek dinañ ko xeex pour delluwaat ko li nga xamante ni moom mooy askan bi léegi ni ñuy def parce que bu ñu nee problème mun ñoo ñàkk ba ñu wax solution tey ban solution nga gis ni tey moom la ngeen war a mën a teg en tant que doomu Kër Massar pour jafe-jafe yi nga xamante ni moo fi nekk bu jeexul tamit mu mën a wàññeeku. première solution bi ñëpp xam nañu ko même xale bu ndaw dafa am mbéy na dem mooy première solution loolu mooy problème mu Kër Massar loolu tim mooy solution Kër Massar bi mooy mu jóge fii su fi jógee rek ñu wut nit ñoo xam ne seen loxo dafa set man nekk naa ci mairie bi bii du sama premier mandat musuma fa jaay terrain musuma fa luubal terrain musuma lekk xaalisu mairie bi musuma luubal xaalisu mairie bañ naa ko ba ne ci biir conseil municipal bi laa taxaw ne soxlawuma dara ci mairie bi xaru tabaski biñ may jox duma ko jëfandikoo suukar korité biñ may jox duma ko jëfandikoo secours yooyu ñi ko moom mooy ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw mais da ngay gis ñuy muy sélectionné ñoo xam ne des salariés di leen jox loolu dafa xaw a ñaaw en tout cas li may lancé mooy waa Kër Massar mouvement sàmm suñu moomeel dina dugg ci gox yi pour lancer benn pétition boo xam ne on a besoin de 50 000 signatures pour yóbbu Moustapha Mbeng ci yoon pour que mu génnee budget bu 2015 bi 1 milliard 100 bi ko mairie bi votel bi ko conseil yi votel fi mu ko dugal nañu ko wax ana compte administratif bi donc foofu benn point la deuxième point bi mooy suuf si foncier bi na leer dafa am yoo xam ne dafa war a leer APIX bi 10 hectares u APIX bi dafa war a leer
pour lan le maire moom Moustapha Mbengue di signer au nom de l'APIX signature au nom de l'APIX di jox ay promoteur ay protocole d'accord ay procuration pour que ñuy def ay lotissement ma ne Moustapha Mbengue a fait des lotissements au nom du conseil municipal et au nom de l'APIX lu leer laa wax foofu 50 000 signatures yooyu loolu la ñu soxla pour yóbbu Tafa Mbengue ci yoon mooy yóbbu ko OFNAC ak Cour des comptes yóbbu ko Assemblée nationale jox président bi jox tous les députés pour que ñu xam kat mooy Moustapha Mbengue. mais est-ce que tey yaa ngi naan pétition gisagum nga tey bi président Macky Sall nekkee ci réew mi ba léegi gisagum nga waa APR bu ñu jël yóbbu ko ci yoon gis nga ko est-ce que loolu gisagum nga ko Sénégal. ma ne lii ñun waa Kër Massar ñun ñoo koy fajal suñu bopp su nekkul ci régime bi dina nekk ci beneen régime est-ce que da nga fi may waxee mais plainte boobu nañ ko def mu exister ba mu am courrier arrivé ñu bind numéro courrier arrivé loolu du ma seti fay fii ba fukki at suñu xaalis suñu alal day leer rek alalu mairie bi dafa war a leer xaalisu mairie bi dafa war a leer je répète 1 milliard 100 la ñu voté budget xaw ma nag lu ñu recouvrer mais 1 milliard 100 la ñu voté te loolu ba léegi compte administratif bi kenn gisu ko benn compte administratif la ñu gisagum mooy bu 2016 te bu 2016 bi non c'est extrêmement grave non bëggoon naa ko àndaale xoolal duñ koo def ay écriture yoo xam ne xale kenn mënu ko lire dafa sew ruuj ñu andi ko ci mairie bi benn conseiller mënu ko lire amul benn conseiller bu ko mën a lire ñii ay conseiller lañ bind yu sew ruuj ma ne njuuj njaaj soo koy def ci boo koy def na nga ko def foo xam ne ay cuune lañu ou bien ay innocent lañu. kon mbokk yi xarit yi day ngeen kàddu yi nga xamante ni monsieur le président Omar Ka moom la wax tey mbokk yi Sénégal yi ngi nii moom li mu wax nag mën nañu wax ne no comment ndaxte tey doy na waar li am solo rek yaakaar naa mooy population bi ñoom ñooy juger parce que ñun tooguñu fi place su juge mais population bi ñooy juger tey yéen a ngi ci voie pour fexe récupérer li nga xamante ne moom mooy maire Kër Massar te ñu bëri ñi ngi naan parrainage day nar a am ci élection locale yi di am en tant que président mouvement sàmm suñu moomeel fan ngeen toll ci wàllu woowee moo xam muy parrainage ñi ngi naan sax li nga xamante ne aussi moom mooy caution yi am na ñu naan 5 millions am na ñu naan 10 millions yooyu fan ngeen ci toll actuellement balaa ngeen egg ci li nga xamante ne moom mooy élection yi. ñun suñu mouvement tàmbali na am na léegi 8 mois à 7 mois ñun duñoo prévoir lépp suñu ne woon suba la élection sax ñun pare nañu parrainage bi lii bon ce sont des fiches on a bon en tout cas ñun pare nañ gis nga ñun pare nañ ci lépp. mais xaalis bi ñu wax tey caution bi nga xamante ne tey ñi ngi naan mën nañ ko 10 millions 5 millions est-ce que mouvement bi am na xaalis bu mu war a mën a kiyee lool. gis nga ñun su nekkoon 50 millions ñun Kër Massar def ñu koo jaral. dafa am ku nekk seen ginnaaw wala. non mais on est là ñun la suñu biir ce sont des partis politiques et des mouvements ay associations et des bonnes volontés aussi. et des bonnes volontés yu dëkk ci réew mi comprendre nga ci fi may waxee donc ñun pare nañu su doon 50 millions su doon 100 millions Kër Massar moo ñu ko jaral pour rek jëlee fi lii. kon mbokk yi xarit yi dégg ngeen kàddu yi nga xamante ni monsieur le président sàmm suñu moomeel moom la wax muy Omar Ka
li leen andiloon tey seen émission taxaw seetlu li ñuy def rek mbokk yi xarit yi mooy dañ koy bàyyi mu tàggatoo bu amee message boo xamante ne aussi bëgg na ko lancer ci ñi nga xamante ñoom ñooy population Kër Massar waa mu wax ko su ko defee nag ñu tëj ñu bàyyi rek nga joxe sa mot de la fin. man daal li may lancer mooy di sant waa Kër Massar di leen demander waay nañu xoolaat seen taxawaay ñoom ñoo fi teg li fi nekk tey muy lor askan wi ñun de jóg nañu taxaw ngir sàmm lépp loo xam ne ñun ñoo ko moom suñu moomeel ñu nanguwaat ko tegaat ko ci loxo waa Kër Massar ci jeunesse bi amuñu stade te am na fi suuf am na suuf boo xam ne mu ngi fi nañ ko récupérer def ko stade ak leneen suñuy almer donc daal man li may lancer aussi mooy surtout pétition bi na nit ñi gën a taxaw sàmm suñu moomeel dina ñëw ci koñ yi ci boutique yi ci marché yi pour pétition boobu Moustapha Mbeng le maire la ñu bëgg a yóbbu ci yoon yóbbu ko OFNAC yóbbu ko Cour des comptes comprendre nga loolu la ñu soxla parce que moom mii di yóbbuwaate ay tribunal moom la ñu war a yóbbu moom en personne waaw. waaye rek nga joxe sa nga tàgg nga remercier. di remercier ñi toog fii bëgguma tudd tur yëpp quoi mouvement bi ñi bokk ci mouvement bi yëpp maa ngi leen di remercier di leen jaajëfal ci seen kóolute bi ngeen am ci man liggéey bi ñun ñoo ko bokk nañu gën a taxaw liggéey bi Kër Massar jëm kanam di remercier aussi sa caméraman yi di la remercier aussi ci émission bi peut-être amuñu temps bu gudd mais mënoon nañu débattre fii ba suba ci problème Kër Massar soo sonnul rek en tout cas du ma sonn waaw di la ci remercier merci beaucoup. waaw mbokk yi xarit yi kon dégg ngeen kàddu yi nga xamante ni monsieur le président sàmm suñu moomeel moom la wax muy monsieur Omar Ka mu nekk ay kàddu yoo xamante ni mooy li may wax saa su nekk xëy na ñun duñu toog place juge mais yéen ñi nga xamante ni yéenay seetaan yaa naa yéenay jugé ndaxte ku dégg kàddu yi nga xamante ni moom la fi wax nekk na loo xamante ni lu doy waar la ndaxte tey dañuy faral di wax ni rek bu yàlla defee nga nekk njiit du ëpp fi nit ñi xam-xam du ëpp fi du gën a rëy juddu du dara lu dul rek nattu la bu la suñu borom teg nga war ko dékku ba ëllëg boo taxee suñu karam suñu borom ba ne la li ma la dénkoon wala boog responsabilité bi ma la joxoon nan nga ko sàmmee nga ko kat nii ak nii laa ko sàmmee waaye daal li may mën a wax daal mooy Kër Massar mbokk yi xarit yi ñun ñi nga xamante ni bëri na fi nga xamante ni dañ koy dugg biir Kër Massar man dem naa ci benn école bi nga xamante ni dama koy dénoncer ci émission yi may def yëpp muy école unité 11 dem naa fa école boobu ni mu mel man le ministre laay wax de l'éducation école unité 11 bi nekk biir Kër Massar foofu képp koo xamante ni sa doom mi ngi fay jàngee moom jàppal ni sa doom mi ngi ci risque parce que li ma fa gis musuma koo gis ci benn école ci àdduna man li ma gis ba tax na li ñuy wax rek mooy jafe-jafe yi yéen ñi nga xamante ni yéen lañ ko dénk fexe leen ngeen taxaw ci jafe-jafe askan bi Sénégal nag nekk na dëkk boo xamante ni neexul waxee soo waxee rek ñu ne la day politique waaye ñi may seetaan bokk sax biir APR am na ci ñoom te ay kilifa yu mag a mag lañ buñ ma xoolee xam nañ ma bu baax bi muy metti dëgg buñ ma xoolee man xam nañ ma mais Sénégal nekk na dëkk boo xamante ni neexul waxee
boo nee fii day metti ñu ne la kat dafa contre président amuñu benn intérêt contre président parce que dañ koy ñaanal mandat bi nga xamante ni tey moom la ko yàlla teg mu réussir ko parce que su réussiree ñun ñoo réussir waaye nag bu jafe-jafe amee comme ñun yàlla nattoo ñuy taxaw ci kanamu caméra yi il faut que ñuy wax ni jafe-jafe am na pour solution mën a am loolu rek la ñuy wax ba tax na ñuy jaajëfal bu baax a baax ki nga xamante ne tey moom lañ fa dalaloon tey muy le président Omar Ka dégg ngeen kàddu yi nga xamante ni wax na ko képp kuy doomu Kër Massar nag wala le maire bi nga xamante ni moom mooy Moustapha Mbeng suñu sañoon jafe-jafe yi nga xamante ni wax nañ ko fii mu fexe nu mu ciy wutee solution parce que loolu moo tax ñu teg ko fi ñu koy jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal ñi nga xamante ni ñoo nekk ci mouvement bi yëpp di jaajëfal mbokk yi xarit yi ki nga xamante ne moo nekkoon ci cadrage bi muy Moulay ki nga xamante ne tey moo ko doon assisté muy ki nga xamante ne moom mooy Sali ak ki nga xamante ne moom la ñu àndal muy sa jarbaat bi Moulay nu mu tudd ak ki nga xamante ni moom lañ àndaloon sa rajo moom aussi ñu koy jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal waa unité 14 yi nga xamante ni tey moom lañ fi fekk ñëpp mbokk yi xarit yi li lañ leen andiloon seen émission taxaw seetlu nee naa leen du ñu jug di dénoncer jafe-jafe yi nga xamante ne moom la sénégalais am ñu leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen i façon ciao